aar sa njaboot aar say mbokk. bul ne rek diw def na la mu def boobu variant bi existé wul nga ne non ma ne aussi dañ may empêché ma def parce que fi mu toll nii dafa doon situation bi nga xamante ne ku si nekk yaay aar sa bopp aar sa njaboot donc du doon mbiru gouvernement du doon mbiru politique mais mbiru nit ki la mbiru citoyen bi yaa war a jël te yàlla may nañu si kattanam pour ñu aaru si feebar bi surtout variant delta bi dafa yomb ndax bu njëkk soo xoolee suus bu njëkk bi nit ki doon sëkkat yaram bii di tàng muy tisooli nañ takk masque ndax soo takkee masque mun nga aaru pour nit ki surtout sooli yi nga xam ne mooy tisis yu génn si gémmiñam du mën a laal sa bakken sa gémmiñ ak sa wala sa bët léegi variant delta bi nit ki di sooli du sëkkat donc contamination bi am contamination indirecte la maanaam su loxo yi di set balaa nga ko teg sa kanam muy sa gémmiñ sa bët sa bakken mun nañ ci aaru beneen bi mooy nguur Sénégal dafa jar jaajëfal li tax ñu war a jaajëfal ndaxte ñee di defar vaccin yi ñoom ñoo ñu ëpp cas ñoo ñu ëpp le nombre de décès te malgré cela ñun ñu ngi dem di nguur Sénégal dem na ñafe ji jënd vaccin indi wala ñaane ñu may ko mu ñëw indi pour jox doomu Sénégal. donc foofu lu doon loo xamante ne lu ñu war a saluer la et non pas lu ñu war a critiquer. alors xëy na dinañ si dellu si waat ci effort yi nga xam ne nguur gi def na. lu baax na wala bon na dinañ ci xam dara si kanam mais d'abord yow nga jiite hôpital Abass Ndao ñu bëri xamuñu ni foofu CTE la dañ fay jël en charge ñi am Covid 19. alors tey est-ce que da ngeen toll ci phase saturation comme yeneen hôpitaux yi wala ba léegi yéen a ngi continuer di jël ay nit yoo xam ne dañu am feebar boobu. waaw donc hôpital Abass Ndao sooy xool. si stratégie état bi gouvernement bi nekkuloon CTE le 9 juillet bi passé si kattanu borom bi la hôpital Abass Ndao ñu ko reconnaître ko comme CTE bañ koy reconnaître mi ngi amoon juróom-ñaari place la amoon ñett yi muy réanimation moo war a jël cas grave yi ñeent yi des muy ñoo xamante ne duñu cas grave mais ñu soxla oxygène ndax variant delta bi particularité mooy day dugg balaa moo feeñ yàq na sa dënn su yàqee sa dënn nag pour nga nokki il faut nga soxla oxygène donc loolu mooy particularité variant delta bi te bu njëkk bi souche originale bi dina la dugg 14 jours nga soog a am ay symptômes variant delta bi nag da lay dugg doo am symptôme ñetteel fan boo commencé yëg ne yaa ngi commencé sonn di essoufflé soo yëg escalier wala ngay wàcc escalier wala nga dox tuuti di sonn mel ni ku anémie su la dalee rek yow commencé nga wàllaate donc loolu moo ci garaaw moo tax day nga nit ki soxla oxygène si luñ état nguuru état notamment ministère de la santé ñëw ba ñu enrôlé le 9 juillet gis ne capacité néew na cas yi di gën a yokk ñu ne nañ yokk suñu capacité directeur général des établissements publics de santé ak directeur des établissements publics de santé ñoo seet ñu ne nañ yokk suñuy capacité ba nekk si 16 lits yëpp am oxygène mais ñu am juróom-ñaari lal yi nga xam ne mooy lal réanimation malgré Sénégal ëpp ñu nombre de lal yu am Sénégal mais lal yi nga xam ne moo soxla mooy lal sauvetage ñun ñoo ko ëppale gum fi mu taw ni Sénégal mooy juróom-ñaar ci Sénégal mooy juróom-ñaar doyul fan yi jot nañu ndigal ci ministère de la santé pour xool non seulement ñun rek du ñun kese mais yeneen hôpitaux yëpp naka la ñuy def ba yokk maanaam suñu capacité ñun nar a yokk suñu capacité bi nga xamante ne dañu am ba juróom-ñeenti lal yi nga xamante ne lal sauvetage lay doon ak fukki lal ak juróom-ñett yi nga xamante ne lal avec oxygène la kooku jëlee naa ñeenti lal yi nga xamante ne ñu ngi SAU yi nga xam ne nit ki su fa ñëwee mën nañ ko teg soxla oxygène di ko faj en attendant ñu am place yu génn. d'accord mais eggu leen si saturation bi. non actuellement fi ñu toll nii 16 lal yëpp ba fu may waxee yow 16 lal yëpp occupé nañ ko. d'accord ñu gis ni boo déggee Abass Ndao sa xel day dem ci diabète. diabète bokk na ci comorbidité yi nga xamante ne nii mi ngi lor ñu bëri ci Covid bi yéen foofu ñu fay faj ñi am diabète tombé Covid bi tamit ñëw ngeen am fa CTE. prise en charge bi nan lay demee ndax dañuy bàyyi ñi am diabète ci seen lalu hôpital yi di leen fa faj wala dañ leen di yóbbu directement ci CTE bi. donc non loin de là parce que stratégie mooy Covid bi ñëw na mbas mi ñëw na fekk ñu fi mais feebar yu njëkk yi ñu ngi fi ba tey donc si centre Mack Sankalé yi nga xam ne mooy centre bi nga xamante ne mooy référence ci zone ouest africaine si wàllum paj diabète
dañoo ñëw système e-learning boobu dañ ko def e-consulting maanaam à distance malade bi dañ koy consulter à distance daal soxla muy ñëw foofu sauf su fekkee ni dafa soxla nag une prise en charge adéquate ñu war ko hospitaliser loolu fi ñu toll nii fi may waxee yow nii benn L lañ jël médecine interne def ko CTE mu jox ñu capacité de saisie moo mat beneen L bi nga xamante ne mi fay teg nekk ñu utiliser patient yi nga xamante ne mooy diabétique yi dañoo soxla ñu hospitaliser leen pour wàcce seen taux suukar xool leen càmbar leen ñu ngi koy def stratégie beneen bu ñu jël si ndigalu ministère aussi pour agrandir jël médecine interne yëpp def ko CTE dañoo jël service yu mel ni comme urologie ak chirurgie comme que ay services chirurgicaux la ñu boole leen de sorte que patient diabétique su ñëwee dinañ leen mën a hospitaliser si service yooyu càmbar leen jël leen en charge te du wàññi dara aussi ci lutte bi nga xam ne ñu ngi koy xeex bi ñu koy xeex si mbas mi. d'accord foofu aussi am na maternité ñu jël en charge ñi nga xamante ne tamit dañu fay muccee alors tey nan ngeen ko liggéeyee ba Covid bi ñëw ànd ak vaccination bi nga xamante ne tey jii wax nañu ni jigéen ñi nga xam ne dañoo wannu lor ñoom aussi dafay baax ñu koy jël. voilà donc maternité mi ngi existé ba léegi mi ngi fonctionné ku ñëw dina saytu xool si disposition yi nga xam ne jël nañ ko en rapport avec le ministère de la santé am nañ lu ñuy wax ay tests de diagnostic rapide ay tests antigéniques képp ki nga xam ne ñëw nga muy jigéen bu wànnu lor nga ñëw am symptômes yi nga xam ne c'est suspect mu ne la testé sur place et su fekkee da nga positif am nañu ñaari cabines yu ñu réservé clinique Leroy fan la lay teg te nga ndëgënsiku commencé la saytu jox la ay traitement donc loolu dafa ci wàllu maternité créé nañ ko fa pour jigéen ñi nga xamante ne wéruñu amaale lor mbas mi beneen bi tamit aussi mooy pédiatrie tamit am na lu ñuy wax SAU service d'accueil et d'urgence foofu tamit ndaw ñi am mbas mi ñu ngi teg stratégie bi nga xam ne jël nañu ñaari néeg. foofu est-ce que am na ay xale. am na ay xale yu am mbas mi ñaata xale ñoo am Covid foofu ci hôpital bi. non actuellement fi mu waxee yow nii amoon nañu benn xale bi nga xam ne amoon na mbas mi accompagnant yi ñëw tamit mooy parents yi papa jeex yaay ji am mbas mi ba mu xaw a exposé personnel bi parce que xamuñu woon ne ñoom am nañ mbas mi xale bi ñu koy faj bañ ko testé la ñu xam ne am na mbas mi ñu testé waajur yi xam ne tamit waajur yi am nañ mbas mi donc loolu tamit day doon loo xamante ne lu jéggi dayoo ba chef de service bi nga xam ne mooy pédiatrie dama ñaan pour jël ñaari salle créer salle yi nga xam ne pour faj ñi nga xamante ne xale yi nga xam ne am mbas mi mais terewul gouvernement Sénégal jël na ay matuwaay. d'accord ndax centre Diamniadio bu fa nekk dañ ko créer pour xale yu ndaw yi ku am mbas mi ñu war la ñëw yóbbu la fa ak aide SAMU nationale 15-15 pour yóbbu la fa pour mun la jël en charge de façon adéquate. d'accord dañu dégg ci CTE yi ni nombre de morts yi am duñu ko déclarer muy lu ñuy topp di ko vérifier yéen ñaata cas de décès peut-être ngeen am ak yenn difficulté réellement parce que am na ay difficultés yu bari yu ñuy signaler ci yenn CTE yi. donte Abass Ndao tamit boobu ba léegi si dégg guñu fa yenn cas yi ñuy dégg ci yenn structures sanitaires yi. waaw ñun bañ tàmbalee ba léegi depuis le 9 nombre de cas yi nga xamante ne dugg nañ CTE ba ñu référé leen 65 lañ ci 65 yi am nañu si kàttanu borom bi 30 yi nga xamante ne ñoom faj nañ leen ñu wér ñu delluwaat seen njaboot. mais am na fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoom loru nañ ci te lu waral loru si du ñàkk kaaraange wala manque oxygène wala prise en charge bi si war mais yéex a ñëw si hôpital bi ndax Sénégal tàmm na day muñ